li gën a fees ci xibaar yi lakk gu metti lañu nemmeeku tey jii ci bëccëg ci kër Mamadou Mamour Diallo fii ci Louga ñoom nag waa kër Mamadou Mamour Diallo joxoon nañu tuuma waa kër Ousmane Sonko yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee fii ci Louga di ngeen leen dégg ci xibaar yi xeex mbas mi ci Louga ñëpp takku comme benn say waa sanc ba ci njiitalu Modou Kari di président ci la bokk moom woote woon barki démb ndaje ca këram ngir joxe ay masque amoon na fa taxawaay bu am solo ba boole woon ay mouvement associatif ak ay politique yoo xam ni teewoon nañu ci bis bi ci loolu la waa conseil départemental ñoom it dem nemmeeku ji lycée Malick Sall bu Louga ñoom it ngir pomper l'école bi ndax fête bi nga xamante ni moom la xale yi nekkee woon ñoom ñu lëkkaloo ci ak service national de l'hygiène conseil départemental pomper fanweeri l'école fii ci Louga loolu lépp di ngeen ko dégg ci xibaar yi mbokk yi loolu mooy laxasu xibaar yi nees kiis ñu làqarti mbokk yi ñuy seetaan ci Louga TV bismillah ginnaaw bi leen nuyoo dooree xibaar yi ak lakk gu metti gi nu nemmeeku tey jii ci ngoon ci kër président Mamadou Mamour Diallo fii ci Louga di président mouvement Dolli Macky Sall foofa nag salon ak rez-de-chaussée yàqu-yàqu yu bëri la ñu nemmeeku ci lakk gi ba mujj gi sax sapeur pompier bu Louga moom moo ñëw fay si lakk gi ñoom nag joxoñ nañu tuuma baaraamu tuuma waa kër Ousmane Sonko fii ci Louga ndax nee nañu Mamour Diallo dafay déranger ñu déglu seen porte parole tey jii ki wax ci turu famille bi ñu déglu ko ci micro Khadim. fi xew mooy kër gi dañ koo taal kër gi bi ñu koy taal man dañ ma woo juste 5 minutes après ci laa dugg mais bi may njëkk parce que dama génn ci kër gi yàggul bi may taal sama oto di génn gis naa ñu génn ci kër gi j'avais pas compris mais au retour bi ma sama petit frère bi di woo ne ma kër gi mi ngi tàkk ci laa ñëw dugg xam ne kon ñi ma tasante loon ñuy génn ñooñ ñoo ko taal parce que fii angle la boo génnee da ngay tourner dem. amul gardien amu fi parce que fii këru taalibe la. rez-de-chaussée bi yëpp salon bi lañ taal parce que xeetu essence bi nga doon xeeñ bi ma duggee salon bi lañ taal mu jàpp rez-de-chaussée parce que chambre yëpp ñoo taxawloo ak cuisine bi ak yeneen toilette yi nekk ci biir. lan moo fi yàqu. li fi yàqu mooy matériel salon bi yëpp dafa yàqu double triple salon la woon dafa yàqu na climatiseur yi yàqu na parce que flamme bu amee automatiquement court-circuit day am bu court-circuit amee yeneen clim yi woon ci kaw ñu ngi doon tàkk mais yëpp dafa lakk. jamono yi ay nit a ngi woon si biir. sama maam bi am 110 ans mi ngi woon fii ci biir tëdd man damaa jël risque affronter flamme yi dugg ci biir pour sauver ko parce que damaa xam kër gi fii laa dëkk bu doon keneen la ku fi dugg du xam sa fu chambre nekk parce que dafa lëndëmoon ba pare ak intensité flamme bi kenn mënu woon a tenir. yéen kenn du ngeen jox baaraamu tuuma. li ñu jox baaraamu tuuma élément Ousmane Sonko yi nekk Louga nga xam ne Mamour Diallo da leen di déranger ñoom lañ jàpp ne ñoom ñoo ko def. parce que li xew Dakar nga xam ne APRis yu mag yi nekk Dakar yëpp ñu ngi déranger ñuy taal seen di kër mais loolu moo xew fii Louga ñu commencé ko ci président Mamadou Mamour Diallo parce que moom dong moo fi nekk ku nekk bu nekk responsable APR buy déranger. nan ngeen fayee safara si. safara si ni ñu ko fayee bi mu amee man dama dugg toj vitres yi gis na sama loxo bi fii ni mu tàggee toj vitres yi pour mu mën a am benn aération pour mu mën a génn sinon day concentré wu ci biir. ci lañ doon jël ay ndox di ko xëpp par la suite ci la xaw a dal tuuti ci lañ ñemee branché racole ba racole baa ngi ne ngay seen ci lañ dugg téye ko ba yàlla ci sutura. jàpp nañ ci ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp woo nañ sapeur mais 1 heure de temps après la ñu ñëw loolu aussi il faut ñu wax ko loolu mënuñu koo nëbb nit ki da ngay fonk sa liggéey 1 heure de temps après la leen woo maintenant ñi ngi appelé gouverneur parce que moom lañ dénk dëkk bi di woo. di appeler le commissaire central de Louga notre ami et frère Lamarana Diallo ay éléments am déjà ñëw nañ fi def nañ constat bi dem nañ mais en ce moment nous ne sommes plus en sécurité te am nañ beneen kër bu nekk fële Grand Louga li leen di wax mooy ñu ñëw assurer suñu sécurité parce que loolu moo leen war.
mi noonu kii wax tey ci turu njaboot gi nee na lakk gi metti na waaye joxoñu nanu baaraam tuuma waa kër Ousmane Sonko yi waaye lakk googu ñu fàttali ni sapeur pompier mujj na ñëw fay ko ñu wax ci leneen mbokk yi ci mbas mi lambaajo fii ci Louga ñetti junni ak téeméeri masque la waa mouvement ci la bokk ci njiitalu Modou Kare woote woon bërki démb ca këram ca Sanc ba Nord nee na lépp loo xamante ni mi koy def taxawaayam mooy xeex mbas mi ci Louga waaye ca Sanc ba muy goxam gi nga xamante ni foofa la dëkkee moom Modou Kare nag nee na joxe na ay masque gel ak lépp loo xamante ni rek dafay xeex coronavirus bis boobu nag ñu fàttali ni amoon na mouvement jeunesse ci ña nga fa woon association yi waaye it femme leader yi ci njiitalu Soxna Ami Sey ñu déglu Modou Kare mooy président mouvement ci la bokk ci micro. kuréel bi joxe doo bi mouvement la bu ñuy wax ci la bokk te ma nekk ci bopp bi mouvement boobu nag day def ay action sociale day dimbali nit ñi ci ak di politique aussi acteur politique la ñu alors dimbali nit ñi ci liñ leen tane alors biñu gisee ni mbas mi ngi lor mbas mi dugg na biir Louga bu baax rawatina quartier Sanc ba ci laa xalaat ni kon man aussi ginnaaw bu élection jotee damay daw di wut di takkal nit ñi ay casquette di leen solal ay t-shirt di leen solal ay tissu ma ni kon jaadu na jekk na bu luy amee man tamit ma jël sama loxo dugal ci sama poche au nom de mon mouvement bien sûr jël dugal ci sama poche ñu jënd ko ay masque dimbalee ko ñu ko soxla comme ni ma koy waxee rek boo xalaatee ni jarul dara rek ba doo dimbali ñu ko soxla dimbali nit ñi da ngay def erreur ndax bu dee da nga koy jënd benn yoon ñaari yoon méttiwul mais loo xam ne da ngaa war a dëkk ci di ko jënd wala nga jënd ko ñaari fan ci bis bi am na ñoo xam ne at mënuñu ko donc ñooñu la ñu gën a ciblé ñu woo nag nit ñi nga xam ne ñu ngi ciy dox ñu jël masque yi teg seen loxo ndax dañoo am yaakaar ni danañ koy yeggale fan ko war a yeggale donc mouvement boobu c'est un mouvement politique nous sommes des acteurs politiques ñoo xam ne bokk nañ ci coalition bu mag bu ñuy wax coalition diisoo 11 partis ak mouvement composé ko le président Modiane Fada dirigé ko ñu nekk ci di jàppale le président Macky Sall dans la grande majorité présidentielle. alors li ma leen jébbu mu ngi toll ci 3500 masques 3000 masques yoo xam ni pour mag la ak 500 masques yoo xam ni pour xale la alors masques yi bi may xëy suba barki démb ci suba laa ni naa dem ci marché bi rek jënd ko gisuma sax ay fournisseur ndax dañ ne ma mënoon nga ko am moins cher mais liñ ko revendeur yi jaayee laa ko jëndee mu dikk ma 3500. démb la woon fële ca këram ci mbas mi la ñuy desandi fii ci Louga xeex bi nga xamante ni waa Louga jug nañu ngir xeex ak lii di coronavirus lii di association Njàmbur SOS humanitaire ñoom it jug nañu ginnaaw bi ñu joxee 30 tonnes bu ceeb 600 000 masques ak 12 000 gel yoo xamante ni jox nañu ko fépp ci Louga ak li ko wër lépp ci xeex lii di coronavirus association Njàmbur SOS humanitaire barki démb la ñu organisé woon ay caravane ak ay visite à domicile lépp ci sensibilisation Louga ak li ko wër ci xeex coronavirus Kader Fall lañu ciy déglu ci micro kii. saaku ceeb yoo xam ni 30 tonnes la juróom benn fukki junni masque fukki junni ak ñaar ak juróomi téeméer ci ay gel yoo xam ne nag gel yoo xam ne du nekk bouteille yu mag mais bouteille yu ndaw lay doon ndax nit ñi mën koo def seen poche fu ñu toll mën a nettoyer seeni loxo dem ak moom parce que dañoo gis ni bouteille yu mag yi soo ko joxee lu ci bëre ca kër ga lañ koy teg soit xale yi tuur ko wala ñu sàggane ko mais nag lii képp ku bëgg aaru ci mbir mi da nga ko mën a def sa poche fooy dem mu ànd ak yow. day junni ak ñaari téeméer njël moom la ñu bëgg. ni ñu leen tànnee mooy ñun xëy na am Louga lañ dëkk xam nañu gaa fii mbir yi nekk mais dañoo dem ci koñ yi wut fa fukki koñ ak juróom ñoo xam ne ay nit ñu fa toogal ñoo xam ne ñooy dem gën a jege nit ñi tànnal ñu ay cible maanaam bu ñu dajee nag ñun sax bu ñu indee liste yi daañ leen ni diw mii kat am na doomu moodu diw mii kat
jëkkëram a ngay liggéey wala diw mi kat léegi la ba ñu stabiliser liste yi. ak taxawaay bi ci autorité yu Louga yi am ci la ñuy desandi ba léegi ndax ca lycée Malick Sall ginnaaw bi nu bëreen école yi kenn jàngul amoon fête boo xamante ni amoon na xale yi fête woon nañu ko ginnaaw nag bi ñuy def retour de fête service d'hygiène dafa lëkkaloo ak ñii di waa conseil départemental bu Louga ngir nag njëkk élèves yi ca l'école ba nan mooy pomper l'école yëpp ci Louga 33 fanweer ak ñetti école moom la ñu pompé ci ndimbalu conseil départemental bu Louga ak Mbéri Silla ñoom nag nee nañ taxawaay boobu dañoo bëgg xale yi nekk ci anam yu am solo ngir mën a jàng mu wér te wóor Yéri Ba mooy secrétaire général bu conseil départemental ñu déglu ko ci micro Khadim. fi tey ci lycée Malick Sall ànd fi ak autorité académique yi ak autorité déconcentrée yi ak waa conseil départemental bu Louga ci turu le président Amadou Mbéri Silla président du conseil départemental pour lancer benn programme boo xam ne dafa jëm ci écoles yi xam nga comme les compétences transférées au niveau du moyen et du secondaire lycée yi ak collèges yi dañ leen dénk conseil départemental Louga ba tax na comme ñu ngi dégmal altine ubbite écoles yi ñu fexe ba écoles yi collèges yi nekk ci département bi yëpp ak lycée yi muy fanweer ak ñetti école ñu fexe ba dem ci école yi bu ci nekk ñu ubbi classe yi ñu ànd ak service d'hygiène ñu désinfecté leen ba nga xam ni élèves yi bu ñu ñëwee danañu mën a nekk ci sécurité mën a jàng ci sécurité aussi ñu mën a jël ay mesures barrières yoo xam ne dana mën a tax contamination coronavirus bi mën a ñu mën ci mucc loolu mooy objectif bi ci toujours cadre maanaam instruction yi nga xam ne effectivement état bi joxe na ko ministère de l'éducation nationale joxe na ko ministère bi nga xam ne aussi moo saytu collectivités locales yi muy ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires joxe na ko comme instruction pour que communes yi ak département yëpp dugal seen loxo maanaam ci xeex bi nga xam ne ñi ngi koy def au niveau local pour que maanaam mbas mi mën a wàññeeku. parce que ba mbas mi dooree aussi àndoon nañu ak ñaari comités yi ci biir département bi ak ci biir région bi ba lépp loo xam ne taxawaay la woon ci ñu waroon ko def pour jàppale population bi ba ñu xeex maanaam feebar bi defoon nañ ko ba tax ci ubbite école bu njëkk bi amoon nañ ci aussi taxawaay bu wér ba ci examen yi sax yi nga xam ne defoon nañ ko ci fin d'année bi ci école yi tamit amoon nañ ci taxawaay bu wér ba moo indi résultat yi nga xam ne tey Louga am na ko ci wàllu CFE am ko ci wàllu BFEM am ko ci wàllu baccalauréat. ko yooyul parce que am na yoo xam ne dafay topp ci opération bi mooy yoo xam ne war nañ ko distribuer aussi collèges yi ak lycée yëpp ci wàllu matériel de protection pour les mesures barrières. le matériel de protection pour les mesures barrières am na lu bari luñ ci yoo xam ne déjà acquérir nañ ko au niveau de Dakar avec le président donc loolu suba wala ginnaaw suba su accès comme ni ñu def ni tey ci opération de désinfection bi danañ ko def ci opération de remise en tout cas de matériel de protection. mi ngi noonu Yéri Ba lañ doon seetaan moom mooy secrétaire général bu conseil départemental bu Louga fàttali leen yéen a ngi seetaan seeni xibaar ci Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen Njàmbur informatique plus di bërëb boo xamante ni njëkk wala bokk ci njëkk ci Louga ngir jàngale informatique ak nouvelle technologie yi ndax moom 1998 ba léegi mi ngi ci njàngalum informatique moom nag bërki démb da doon inauguré bërëb yu yees yi nga xamante ni amal na ko foofee ci bërëb ba ñu nekkoon occasion la woon nag ci ñoom ñu wax ci seen taxawaay ak seen mëbët ci lépp lu jëmale kanam informatique ak technologie fii ci Louga Baye Dame Sylla mooy président directeur général bu Njàmbur informatique plus ñu déglu ko ci micro Seydou. nan ko ci jàmm parce que bëgguñu fee dajale mbooloo mi ndax comme temps bi nekk nii du jamono dajale mbooloo moo tax ñu def rek ñaan ay am di jàmm yi gën a jege rek ñu ñëw sinon bëggoon nañ ko def bu gën a mag bi boo xamee ni si gouverneur day ñëw wala préfet am représentant bu jóge ci état bi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool ñu bari sax ñëw nañ ñoo xam ne waxuñu leen ko mais loolu mooy wane ni Louga dafa bëgg seen bopp
waaw njaam dafa bëgg boppam. waaw ñun déjà am na benn filière buñ ci dolli muy lu mel ne agence de voyage parce que mosu ko am yàlla def na ak demande yi ñu def na ba actuellement nii mi ngi commencé ñu ngi émettre ay billets partout dans le monde foo nekk mën nañ la jaay billet yónnee la ko fi nga nekk sa email. xam nga ñun amuñu lu dul Louga rek waaw nit ku nekk sa dëkk nga am mooy suñu fierté donc kon lu ñu fi def lu mën a cher itam bu soobee yàlla duñ ko gis. directeur suñu PDG monsieur Sylla Baydam en 1998 la ko créé li waral noonu loolu mooy dafa amoon loo xam ne dafa urgent woon lu mu waroon a yónnee États-Unis bi mu nekk mu wër Louga yëpp amu ko fi. mu ne lii daal lu doy waar la quoi ak Louga ni mu bëree ay intellectuel ak ay doomu Louga yu baax te lii mënuñu fee taxaw lu mel nii ci loolu moo soxal lii lépp nii ba mu créé ko taxawal Njàmbur informatique. ngi nekk ak Njàmbur bañ ko créé ba léegi 99 dama fiy jàngale informatique alors ñi ngi ñaan waa Njàmbur waa askan bi yëpp ku bëgg formation pour ëllëg nga mën a jariñ sa réew jariñ sa dëkk jariñ sa région ñëwal Njàmbur nga formé wu. ci formation la ñuy des wax ci CFAM bu Louga ak lancement formation en installation de système photovoltaïque ak solaire bi nga xamante ni dafa jëm ci juróom-benn weer ñu koy amal ci ñaar fukki sën ak juróom yu nekk fii ci Louga ci dimbalu nag 3FPT ñoom waa CFAM nag loolu lépp dañ ko jël boole ko ci formation yi nga xamante ni mooy formation à courte durée yi état bu Sénégal digle ak ñi waa ministère bu formation professionnelle moo tax lël boobu dafa am solo lool moo tax Abdou Diouf directeur CFAM indi na ci yeneen i leeral ci micro Khadim. tey dañu ñëwoon doon démarrer lancer benn formation. Une formation en installation de système photovoltaïque ñu koy wax solaire installation solaire pour 25 jeunes de Louga waaye formation boobu ñoo ngi ko taxawal ci ginnaaw bi nga xamee ne 3FPT dafa ñu accompagner pour ñu mën a def formation boobu maanaam ñu financer nu ko loolu nag mu ngi nekk ci jamono yi ñu toll nii. li 3FPT di développé ànd ko ci ndigalu ministère de l'emploi la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion lu jëm ci li ñuy wax les formations de courte durée ndaxte dañuy gis ni xale yi am na ci ñenn ñi nga xam ne xëy na peut-être nekkuñu ci disposition pour jàng pour 3 ans pour 2 ans alors que y a possibilité xool un domaine bien précis xool yenn créneaux yi pour former leen ci le plus rapidement possible pour que ñu mën a am ay compétences yoo xam ne dinañ mën a tax ñu dem dans la vie active c'est-à-dire maanaam ñu am liggéey soit moo doon xam emploi salarié ou bien ñu dem defal seen yëfu bopp donc ci formation bi dina durer 6 mois mais en plus ci biir formation technique bi dañuy defaale ay formation en entrepreneuriat nga xam ne dinañ leen former ci ni ñuy chercher ni ñuy wute liggéey emploi salarié ñu koy wax technique de recherche d'emploi salarié dinañ leen former aussi ci ni ñuy trouver une idée d'entreprise ñu koy wax tri ba pare former leen aussi ci création d'entreprise nga xam ne ñoom bu ñu fi jógee mën nañ sax am ay projets yu yem yoo xam ne ëllëg peut-être bu ñu ko soumettre ñenn ñi mën nañ leen a financer nga xam ne dañuy lancer seen activité donc booy xool kon formation bi dafa ëmbaale formation technique maanaam ci wàllu solaire nu ñu koy defee nu ñuy dimensionner nu ñuy installer panneaux yi et tout cela ba pare am formation en entrepreneuriat donc moo tax ma wax xale yi léegi na leen ngeen góorgóorlu ci parce que lu am solo la ci jamono yi ñu toll nii solaire ni muy développé ci Sénégal te ci kanam la jëm donc looloo waral ñun ñu gis ne kon solaire boobu tey ji nekk na loo xam ne lu ñu war a mën a former xale ñu ci gërëm bu baax nag suñu ministère bi nga xam ne loolu daf ko lancé pour ñu jël le maximum de jeunes au Sénégal former leen jox leen ay compétences mu ànd si ak 3FPT nga xam ne vraiment c'est un partenaire privilégié di ñu jàppale ci loolu itam loolu aussi nekk na loo xam ne ñu ngi ciy sant ñëpp suñu collaborateurs yi nga xam ne dañu ànd ak ñoom ci liggéey yi di ñaax xale yi ñu góorgóorlu bu baax ci formation bi. directeur bu CFAM bu Louga di Abdou Diouf moo doon àddu noonu ci sunu ay micro jeexale mbokk yi xibaar yi ci benn ponk sport tàggat yaram. Njàmbur bu Louga daanu bërki démb ci samedi gi fële ca Ndakaaru ci match bu mu doon amal match boobu nag bokk ci juróom-benneelu journée bu championnat bu Ligue 1 bu Sénégal Jaraaf bu Dakar gagné ko Njàmbur bu Louga ci benn bal ci dara bit ba mu nga dugg bi nu fubalee
82 minutes ci match bi ci la Jaraaf nax waa Njàmbur. Assane Diallo nag moom nee na ba léegi découragé wul ndax dese na leen ay match yu bari bi maanaam fukki match ak juróom-ñett des na ci championnat bi. wax na it ci groupe bi nga xamante ni moom la am ndax daaw ñamu amatu leen nekk nu fii dafa mel ne Njàmbur dafa nekk en reconstruction. Assane Diallo ñu déglu bi match Njàmbur bi jeexee contre Jaraaf ca Ndakaaru ci micro sunu confrère yi nekk ci Dakar. amuñu woon sax ay prétention football te duñ ñu gagné quoi parce que maa ngi koy wax keroog parce que il faut relativiser un peu naan équipe buñ gagnéegul parce que man je préfère toujours dama koy wax ñu gagné ma gagné match bi ñëw kër ga ma def ñaari nul mathématiquement ça s'explique faut defee ñaari nul ci faire 4 points. tant que ñu gagné la nga gagné ci à 3 points donc problème bi di woon foofu quoi maintenant ñëw noonu tey Dakar on s'est adapté par rapport au vent jouer équipe tout le monde a vu on n'a pas été ridicule par moment sax on a été meilleur pour de maîtrise collective bon mais nag football nag léeg-léeg expérience de tuuti si but bi am na inattention parce que dañ bal bu jógee si flanc bi ak si bal bi rek lañ xool xamuñu fi bal biy dugg si waa ji mbëkk ko bon amuñu woon temps pour réagir bon bal bu mujj bi am na penalty amul penalty man arbitre moom dootuma si wax mukk am na penalty ak amul penalty moom génne na ko ni amul penalty donc des na 20 match championnat bi donc dañuy dem liggéeyaat rek daal. non boo seetee bu dee physique mënu ma fi miser parce que Jaraaf ñoom ak Tëngéej ñoom dañ raw équipe yi dañ teel a commencé donc aspect physique boobu du dominant c'était dans le jeu qu'on les a concurrencés. C'est pas physique, c'était dans le jeu, dans la maîtrise collective. Faut que l'on fasse ici, terrain bon. Par moment ça, on a été meilleur. Donc bon, on a côté physique, bon, bien qu'on a alterné jeu long, jeu court, bon, mais la différence de goal faut dal. Mingi mais xam nga liko indi aussi équipe dang koy tabax compter ces éléments renforcer ko. Mais ñun sun élément yépp dama ko perdre. Taw. Ñi football tay ñaari joueurs latéral gauche ak Moïse. Ñaari joueurs ñepp dem. Parce que am suñ ñaari meilleur attaquant ñi ngi Jaraaf Abou ak Matar Ndiaye donc man problème bi ma am c'est recommencement la booy recommencer nag dafa am nooy tabaxee équipe urgence bi du gagner coûte que coûte l'essentiel maa ngi ko wax si tubaab l'essentiel mooy am équipe bu mën a football but yi dana ñëw on va mettre des buts ça c'est sûr ak maîtrise jeu bi ñu yor occasion yi dana ñëw daan ko dugal incha allah. recommencement la moom la Assane Diallo wax di entraîneur bu Njàmbur équipe bam yoratu ko benn l'équipe lañu ko jox looloo waral défaite bi Jaraaf waaye match yi ñëw danañ taxaw jàttu ngir kenn bañ ñoo gagné ngir ñu mën a nekk ci plateau ci tableau bi ci position bu baax ñu fàttali ni Njàmbur bu Louga juróom-ñaari poñ la am nekk ci fukkeelu place ci fukki équipe ak ñeent maanaam 14 équipes lañu Njàmbur jël 10e am 7 points Njàmbur ñu fàttali également que dimanche incha allah ñeenti waxtu ci ngoon lay dajeek fii ci Louga ci stade Albouri Ndiaye bu Louga ñii di waa Jàmbaar FC muy match boo xamante ni dafa comptant pour la 7e journée bu championnat bu Ligue 1 bu Sénégal mbokk yi gërëm leen sant leen kontaan bu baax ci ni ngeen ànd ak ñun Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga ngir di fi taataane seen i xibaar ñu fàttali ni xibaar yi Xaadim moo ko réalisé ci régie bi am nañu Abdoulaye Lo son Seydina gërëm bu baax a baax ñëpp ñu doon teewlu léegi ci kanam tuuti bu ma poussé wala danañ àndaat ak yéen ci beneen émission plateau spécial ñu dalal Père Youssou Mbargane ak Soxna Ami Sey di waxtaanee politique Louga ak taxawaay bi ci ndaw yi war a am loolu lépp faram-fàcce lay doon léegi nii incha allah bu ma poussé rek ñu ñëwaat àndaat ak yéen ci plateau spécial boobu gërëm leen bu baax sant leen di leen jox daje incha allah ba ci kanam tuuti waaye wéy leen di ñu topp ñun Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga.